imam ak tiset bi loolu sax moom mandargaal tiset bi parce que bu ñu gisee imam ak tiset bi dina ne mais waaw imam nu mu def nii tey waaw kon ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ma bokkal plateau bi tàkkusaan si tey xam naa du war a sedd. incha allah ndax dañoo bàyyi ko ci weeru koor wu tedd bi. di ñaan sunu borom mu nangul nu. amiin mu nangul nu. bu ko defee soxna biti ma yem foofu ndax sant wi. moo xaw a doy waar. moom ginnaaw bi ñu waree daal laa koy doog a gis. waaye durant koor gi mi ngi nekkoon suufu table ji. macha allah di leen nuyu bu baax. ñu ngi lay fay nuyu soxna ma jigéen Diop. macha allah Diobé ni ñooy samay sëriñ ndax sama sëriñ Diop la sant. ki ma jàngal alquran. saa njóogu maa ngi koy bége. xam naa ni moom ak soxna biti. moom daal mi ngi noonu daal. moo gën de xam naa ni daal. su dul woon ak mbaxana yu jekki ma ni maa ngi farak borom musóor yi. waaye ma yem foofu. jërëjëf làkk nga olof jërëjëf kon daal Omar bun Xattaab. macha allah. mën nañoo bàyyi te mën nañoo bàyyi te olof nga làkk te dégg naa ko nañ bàyyeen xam nga rek ni mu demee la. mais xam naa ni daal. su dul woon ak teewaay bi moom dama naan borom musóor yi mi ngi noonu. bu ko defee Omar yow yaa di Farouk. ba nga feeñee la dëgg teew ndax say dem. yaay 40e ci ñu dugg ci diine l'islam. macha allah ba nga duggee rek la nga ni amatul nëbb nañu nodd ci kaw wax ci kaw. kon alhamdulilah ñoo ngi lay ziyaare surtout nag sa sant wi. buy Guèye xam nga man sama ñaari soxna yëpp Guèye lañ sant. maa ngi ciy profité sax di ziyaare aw boru këram soxna Aïcha ndax xam nga ni mooy xaritu yonent Aïcha mooy xaritu yonent saa salaam wante Yaasin moom it mooy xolu alquran Yaasin wal quranil hakim bu ko defee nag ñoom ñëpp ñoo ngi leen di dégg. ma xool foo koy dugal ndumbe. da nga koy def Seynabou ak Fatima incha allah am naa Makka ak Medina ma am Musdalifa ak Muna dana gën a baax. kon xam naa ñoo ngi ci sàmm jikko yi yàlla na yàlla sàmm. aar ñu xam nañ ne am na lu ñuy waaj. incha allah te bëgguñu waxtu wi dem. waaw léegi ñu ñëw ci question bi loolu ñuy waaj sax ak waajal gi ak bëgguñu criminaliser lii di mbiri ngóor jigéen te mu tasaaroo ci àddina mais est-ce que contexte bi ak jamono bi ngeen ko bëgg a xeex boobu est-ce que yaakaar ngeen ci ndam sa dëgg-dëgg parce que bu ñu xoolee ni àdduna di doxee mu mel ne ñi war a jël décision pour loolu dafa mel ne yéen a yàkkamtu mais ñoom yàkkamtu wuñu ndaxte le président waxoon ñoom noppeeguñ te pareeguñ. waaw Seydina Omar da nga wokk fi nga xam ne mooy xasam. mooy ni àdduna bi. moom nga tudd. waaw ñoom ndax pare nañu. pour jàmmal Sénégal ci góor jigéen bañ fi installé wu. ndax Sénégal it pare na pour mu installé wu fi. lii rek mooy wax ci. en tout cas ñun en tant que ay jullit. bu ñu déggee li ci yàlla wax. sunu bakkan lañ ci war a def. sunu borom lim ci wax ay aayaat yu bëree bëri. benn boo ci jël rek da nga naan bi moo gën a sens bi moo gën a tàng. am na ñu naan yéen da ngeen di tàngal. mais foo fekk fi yàlla tàngal nga ne naa ko seddal kon yaa tooñ sunu borom yaa tooñ sa bopp. sunu borom dani alag naa aw xeet. ndax dañ fa doon installé góor jigéen. nam leen alage mooy dafa yebal malaakaam. mu ron laafam ci suuf yóbbu leen ba ca kaw jeqi leen. lu gën a garaaw tremblement de terre. noonu la sunu borom alage woon xeet. ñi nga xam ni ay nit lañu woon doon dund ci jamono yonent yàlla noox. jabaram doon leen protéger. jëmmu protéger bi mu doon protéger ña bëggoon def góor jigéen. ci la sunu borom wax ni nuux jabaram jooju sawara la jëm. du ay léebak lippoon déggoo ma de. ab yonent laa ni jabaram sawara la jëm. safara. amaan na am na ku dënnam rëcc. waaye su ma la nee yàlla moo ko wax. ci alquran jox lay référence. nga war maa simmil sa mbaxana ni ma dëgg la. borom bi moo ni. daraba allahu mathalan lilladina kafaru imraata nuuxin wa imraata nuux kaanata taxta abdayni min ibadina salihayn fa xaanataahuma
fa xaanataahuma fa lam yugniya anhuma min allahi shay'an wa qiila duxula naar maa daaxilin. borom bi mu ni jox naa leen exemple ci ku nekk ak ku baax te jéemoo baax. ci ku nekk ak ku baax te jéemoo baax. dara gënta kawe nekk jabaru yonent. dara gënta kawe nekk doomu yonent waxuma waliyu de. sunu borom mu ni ñaar ñii seen jabar yi dañoo nekkoon ci ron ñu gën a baax saalihiin waaye ñu trahir leen ñu war leen. falam yugniya anhuma min allahi shay'a nekk gi ñu nekkoon seen ron seen keppaar di dund ci seen kër jariñu leen tus. kon nekkal doomu waliyu ba gën a rëy julli woo wóoroo jaamu woo yàlla mënul tee nga dem safara yonent sallallahu alayhi wasallam. mais imam yaa li may tooñee arabisants yi des fois imam yaa ngi waaraate maanaam wàccel niveau bi ñu wax ci criminalisation bi ngeen bëgg. ci laa jëm ci li tax ñu war koo homosexualité criminaliser. waaw. mooy yonent dañu yow Fatima yow sama doom waaw boo sàccoon ma dagg sa loxo. xam nga tey waaraate boobu est-ce que nekkul ni chaque année yéen a ngi def waaraate bu teewul lu bon mi ngay gën a wasaarew ci àddina balaa may jox saa léegi dama lay jox benn exemple démb boo seetaanee France ñiy football ñëpp seen capitaine ba ci entraîneur rek yooyu drapeau LGBT lan sol. ñoom ñi ngi seen logique tey ji même ñun kaas yi ñuy naanee da nga ko ciy fekk chemise yi ak dàll yi ñuy gënal suñuy doom ñoom ñi ngi seen logique te mi ngi gën a wasaaroo est-ce que nekkul ni da ngeen gën a war a wàcce niveau bi pour wax ni mbon gi mën na egg ci sax comme ñëpp a ngi xeex ngir wér-gu-yaram am ci àddina ay góor ay jigéen yi góor-góorlu wala ñiy jigéen lu mën na dem ba jural leen maanaam ñu am feebar yoo xam ne dañuy senn nan ma baal ci baal bi sida day wasaaroo ci àddina li koy gën a wasaaree ngóor jigéen la wala jigéen góor maanaam ngeen teg ko ci contexte boo xam ne day méngoo ak àddina mais waaraate boo xam ne junni at yéen a ngi koy waaraate teewul mbon gi mii ngay gën di tasaaroo est-ce que seen communication waroo leen ko soppi pour ñu xamal ni lii moo fi ne. sëñ Omar foofu laa jëm si woon. dama doon ñëw ci aspect religieux bi parce que moom lañ yoree ci Sàmm Jikko doog a ñëw nag ci beneen aspect bi. mais comme que yaa ngi bëgg ñu ñëw foofu ma daal di tëj wet gi mooy lan. kii ab yonent la ay jabaram deful góor jigéen de mais da leen doon protéger yàlla nee na wa qiila udxula naara tàbbil safara loolu muy beneen bi buñ ko jëlee fii ñu toll parce que waaraate gi du jeex de la feeg ñoo ngi dund minal mahdi ilal lahdi parce que en tant que ay julit lañu beneen aspect bi mat nay bàyyi xel man jokkoo naa ak ay docteur yu mag ñu xam le ni lii di góor jigéen moom lam ñuy indil ci wàllu wér gi ñàkk ak wéradi kenn xamul nan la toll billaahi buñ la ko tegaloon film bi sa yaram dafay daw yónnee nañu ma ci benn livre ashuzuzul jinsiya def naa ci benn projection de film ci sama jàkka daaw ñu wane film bi minal alif ilal yaa de A à Z nga gis maanaam lu jëm ci wàllu góom yi muy indi yu jëm maanaam loo xam ne moo gën a garaaw sida ndox mi génn di wal ak butit yi na muy yàq ay butit parce que contre nature la ak foo toog di senn benn la ci salas mooy siital du mën a téye am sawam bu dee jigéen la bis gis mbaaxam dootul normal dootul bokk ci ñi am doom mooy jigéen góor gi góor googu ak ngóoram day dañ dafay dañ dootul nekk góor pur maanaam la mu war a sentir bu jàkkaarloog jigéen dootu ko sentir maanaam wet gi tey mën nañ cee indi lu bari ci ak mbonte goo xam ne war na tax nit ñi bàyyi ko xel léegi nag adduna bi jël nañ ko sunu njiitu réew xamle nañu ni bu dee état ak état amul problème sëñ Omar bu ñu demee ci sunu constitution article 25 est-ce que ñoo ngi bàyyi xel ni Sénégalais yi voté nañ ko ni valable na ba pare waaw bañ ñu góor jigéen maanaam sunu charte réew dagan na Sénégal loolu koy dagan na te loolu man damay wax ni suñuy député ñoonu wor sama baat relation contre nature lañu bañ mais bañ ñu góor jigéen bañ ñu góor jigéen c'est-à-dire que bañ koy voté ci biir référendum bañ defoon depuis 2016 waxuñu ni lii mi ngi ci biir maanaam dañu waroon a teg constitution bi ci boppam jàngal nu ko alif baya maanaam A ba Z pour ñi mënta jàng xam liñ nar a voté lan la
mais ci biir loolu suñu député yi voté nañ ko assemblée pour wax ni tey ku mu neex nga ne ko góor jigéen te dara du la ci fekk. ça ñu may saa mu relancer. waaw man de wax dëgg fa yàlla noo laa voté woon maa ngi koy fàttali ba may voté. man ak yow man ak ñun voté wu ma woon man conscience tranquille am naa ko ci li nga xam ne mooy mbir moomu ba ma demee damaa voté non ànduma ci woon ci li nga xam ne moom man damaa demul voté kii waaw voilà yaa imaam macha allah li nga xamante ni bi moom la Omar doon wax sànq man Omar waaraate bi baax na parce que waaraate ba tey am na ñoo xamante ni bii mi ngi leen di gindi te it ñu mën a tax ñu ñemee bañ a teg fenn seen tànk parce que du bu maaka bon tamit même bu amee ñu mais c'est que tamit dafa am leneen loo xam ne am na c'est que tey Omar boo ma waxee ne ma seetaan nga télé ñu tubaab yi di jàllale seen promotion ci match de football man bu may seetaan film sax mu am góor jigéen ma zappe film ba parce que am na loo xamante ni bii bugguma di leen jàppale ci seen communication ngóor jigéen yooyu quoi c'est que match ba tamit da ngeen a war a boycotter match ba mais bu leen topp seen bànneex rek di seetaan match ba loolu tamit ci mbir mi la mais ñoom stratégie la fi ñi gën a xool stratégie boobu mais yéen ñi nga xamante ni bi tamit ay jullit ngeen lii imaam di wax nii yéen dañ leen caa war a jiitu bu ma seetaanee ab télé ma gis ni lii ay mandal affaire góor jigéen lañ ci def promotion naa ko fay maa moom sama bopp nag man maa moom sama yëf bopp c'est-à-dire que sax ab jullit sax waaw man maa ko moom ab jullit dafa gëm ne dund gi day jeex waaw bétt mi nga wax ne am na ab dëj waaw man mi kañ laa fiy jóge xaw ma ko waaw naga ni si daaw maa ngi toog ak fii Ahmed Bamba Ndiaye waaw ñu nekk ci salon d'honneur waaw mooy émission bi ren bokkunu ko boobu man ak yow ak moom man lan moo may xamal ne déwén dinaa ko fekk yow Omar noonu biti noonu saa noonu waaw sama sëriñ bi soxna Diop noonu yow mi seetaan lan moo la xamal ni yow am naa sama imam boo xam ne mi ngi à Louga def na xutba ci koor gi mercredi def na xutba mercredi def na xutba àllarba alxames fekk na ko ci biir bàmmeel waaw c'est que imam buñ la yónnee vidéo bi da ngay wax déedéet waaw non ab jullit day gëm ne adduna bi dafa gaaw day jeex kon dara jaru fi léegi nan nga mën a topp sa bakkan ba yow ñu lay wan lii nga gis ni lii lañ ci jublu non seulement nga seetaan ko wëlbatiku naan diw ak diw boo paree di ca werante. non man non maanaam xaw man mënul def benn impact ci man. peut-être même kañ mais yaa ngi leen jàppale. peut-être am na ñu mën a influence milliers de Sénégalais. bàyyi nga xam ne mi ngi def impact ci ñoom. waaw ñoom ci sa question bàyyiwuma. non non c'est que li ma bëgg a wax Sénégalais dama bëgg a wax ne lii imam de. yow da ngaa bëgg a xumbal mais def na impact ci yow. say ram a ngi daw fi nga ko lii imam. bien sûr dama bëgg lii imam di wax nii xeex bi du dek dem fële mais dañ ko war a xeex ci biir kër yi. tey jii dafa am loo xamante ne bi Omar waroo nangu sab télé di ko tàkk mu wóor na télé bii di tàkk kat ci sa responsabilité la ba noppi ngay seetaan match boo xam ne ñu ngi promouvoir mbirum góor jigéen nga ne yàcc toog di seetaan. démb de sax ca France. non man damay am naqar. c'est que dafa am loo xam ne tamit ak tiitaange parce que man bi ñuy xale. waaw dans les années 70 80. buñ masaana bëgg a tooñ nit daanaka nga yow góor jigéen nga. voilà yow yambar bi góor jigéen. pour mu am kersa léegi nag dafa bokk ci stratégie gars yi. dem ba moo bi dootul amati solo. parce que nga baal ma. banaliser ko quoi dañ koy banaliser ci benn toilette. waaw am na sëlër buy ñëw. mais bu fa yàggee tuuti sëlër bi dootul ñëwati. xet bu naqari gi dootu ko xeeñ. léegi dafa mel ni baat bi. naqari gi ci nekkoon ak mbon dafa commencé di wàññeeku. waaw voilà. léegi léegi li ñuy waajal il faut nga ñëw ci li ñuy waajal bañ a def question bàyyi mag sama question pour ma orienté bu boobaa yow lay dekk man lay émission quoi. c'est que imam non léegi nag man ginnaaw moom ki nga xam ne bii moom mooy voté nañ ko nee nga mi nga xamante ne bii moom mooy mbir mi nangu nañ ko état nangu na ko état nangu na ko peuple bi nag état nangu na ko léegi nag ban stratégie ngeen war a tëral pour peuple bi nga xamante ne bii ñi demoon voté ji te xamuñu li ñu voté ji pour état wëlbatikuwaat deltuwaat ginnaaw ci li nga xam ne ban taxawaay la peuple bi war a am nan ngeen fexee tëral stratégie pour loolu ñu del ci waat ginnaaw. stratégie bi ñu war a taxawoon. waaw mooy dañoo gis benn silmax buy dox. am na teen boo xam ne na mu xóoti ëpp na 50 mètres. te moom gisul. waaw ñu daw tatafu ko balay bu fay dugg. waaw ci loolu la ñu nekk profité ci plateau yi ci télé yi ci rajo yi ci jàkka yi ñun imam yi. tax ñu bëgg a amal journée le 23 mai ñëpp ne mekk ca place de Obélix. bu Colobane. buñ dikkee ñu gën leen xamal mbir mi danger bi nga xam ne moo ci nekk ci ne lii ñuy jëm ak loraange la loolu ñu ñuy doon bàkke ci sunuy maam naan ñaale bañ na. waaw ñaari bañ na. ñaari bañ na joojee. waaw
ñun ñu bañ. ñu bañ Occidentaux Amérique. bu dee dafa am ay milliards de dollars. bëgg ñu ko imposer Occidentaux yi ñëpp. sans exception nañ ko téye nañu dundee ràkkal. dégg nga nañuy fàq ci xobu garab yi di dunde waaye du ñu yàq sunu àdduna. yàq sunu àllaaxira président nag pour ñu dimbali président de la république. bi mu nee parewut pour mu am. kon léegi bal bi mi ngi sunu camp ñun population bi. le 23 na peuple sénégalais yëpp xamal président de la république loolu nga bañ ñun ñoo la ko gën a bañ. nañ ko maanaam sa kilifa bu dee bañ naa dara mu wax ko devant public ci kanam occidentaux yi ne parewuñu pour mu am kon tey ñun. mais li ci doy waat député yi ngeen yaakaar ñu wote ko pour ñu criminaliser ko mais ñoom ñoo ko daganal fee di. waaw ñoom am na ci député yu ko voté te xamuñu ko parce que am na ñoo xam ne nee nañu nañ ne oui ñu signé oui non ñu signé non mënuñoo bind jëm ndeyjoor mënuñoo bind jëm càmmoñ loolu ci lañ war a corriger ci Sénégal ci la bokk. ku jàngul waroon a ki député. parce que ay loi la yu ñu lay indil pour nga voté ko. non gis nga lii document bu mag a mag la boo xam ne sàmm jikko yi moo ko defar pour xam le mbir mi gravité bi nga xam ne tey moo fi nekk. mais imam maanaam tey tuufaan bi nga xam ne mi ngi daw di ñëw. di wut si suñu. non imam bu dee ku jàngul xam nga ku jàngul français c'est que loolu beneen erreur xam nga tey jii Serigne Abdou Bara Dolly. jàngul tey jii jàngul français. mais jàmbaar la mais buñ ko dafay fay nit koo xam ni tey bu fekkente ni bi am na loo xam ni projet de loi la mu dem ca moom jox ko ñu firil ko ba mu leer naññ ci boppam mu ñëw toog plaider c'est que tamit député yi li ñu leen di jox mën nañ ci wut koo xamante ni kii tolool créer emploi la war a déedéet mais bëgg a profiter rek conseil juridique boo rek loolu moo dut yoon nga bañ a jàng moom ay conseil actif ca assemblée nationale jànguma tubaab te jàngu jànguma français waaw voilà li ma jàng mooy diine. waaw l'islam. mais document bi wenn arafu alquran nekku ci. waaw xanaa ci page bu njëkk bii rek nga xam ne ñun ñoo ko defar. jox leen ko. lépp di ay aayaat yu wane góor jigéen ci biir alquran. mais article bi ma ko soxlaa ma lire ko comme que dama koy liifantu. pour bañ benn mot trahir ma. damaa dem ci ñi nga xam ne ñoo ko jàng. fii de respecter les droits. oustaz lii dafa compliqué adduna bi romb na fi kay dama lay xamal leneen. non nii wax la diiree dafa mel ni toota tappaate may ma ñëw mënuma ci lire lu bari. non dama lay wan mais bi ma gisee article 25 dama lay wan dama leen ko jox ñu jàngal ma ko baat par baat. imam Seck xam bul defati noonu wóor xam nga léegi nu may def dama leen di conseiller leneen. pour traduire kii bi am na Google traduction. nañ la ko nañ texte bi ci boppam moom ngay yóbbu foofu mu traduire ko en arabe liiral ko sa bopp. mais Google boobu ay nit ñoo ko defar te xam naa ko mel ne Omar Ben Khattab ni ma bëggee diine noonu la ko bëggee. du ma trahir ci li muy traduire. kon da ngay weddi traduction Google moom traduction la wóolul Google dama ko weddi. wóolul Google loolu traduction la da ko texte bi ko traduire la ko en arabe. tungani du teew ñu ne tal. waaw imam xam nga imam macha allah waxtaan la dafa neex. waaw au lieu may tàppe Google mu jox ma ko mu daal te biir saa mujj ko am na fa ñoo xam ne ay doctorat lañu. waaw loolu tamit dafay ajaratu loo ci sof li ma ciy sof kañ mooy xeex bii ñuy xeex la boo xamante ni rek ban ko waree xeex yàgg na parce que nag ça fait des années ñu fiy dégg ay mbirum góor jigéen ak yooyu buñ toogee ba tey bëgg ko criminaliser loolu dañu ciy daal di ànd parce que nag avenir waxoo wax nga temps bi ba mu jeex saa dama ko bëggoon ñambaas addina xel c'est imam xam nga da ngeen ñu wax ne addina bi day gën a bon mujjug jamono. est-ce que yaakaaroon ni combat bi tamit perte d'avance la. c'est parce que addina bi noo def mu gën a bon. non day gën a bon loolu mais dañ ciy xeex dana feeñ ci problème Palestine bi. waaw dégg nga yaakaar naa di ngeen ma ci may tuuti. mais pour wax la ni ñun waxatuñu ñun Sénégal waxatuñu ni dañ koy daganal mais nañ ko criminaliser lañ wax. waaw pour ku ko def rek ku ko def na crime. ku ko def na crime. waa léegi comme loolu leer na ko da ngeen ko bëgg criminaliser loolu leer na. léegi mbirum Palestine bi image yu ñaaw lañ ci gis jóge ci waa Israël fekk nañ sax ñuy julli ñu leen di weq ak di leen bunduxataal ak di leen def naka su dul noonu yéen Sénégal man boog dégguma voix bu autorisé boo xamante ni jóg na ci wax carrément ñu dégg ko yéen nu ngeen ci taxawee. ki ci waroon wax daa tëddee njaaxaanaay ki ci waroon wax daa tëddee njaaxaanaay de. Sénégal ñoo waroon a jiitu ci taxaw bi. ma gaawantu. waaw guddi yi nag ma sof ci rek. dañuy jooy nag sunu président xarit boobu le muy El Hadj Sidy Lamine Niass yàgg na leen a taxawal. yàgg na leen a xeexal yàlla nañu ko yàlla fayal. c'est vrai. c'est vrai Sidy Lamine. rahimahullah
ñun dañuy tëdd di ko jooy ci masala yi bu dikkee. jar na ko nag. keroog ci weeru mars bi. dara marché wut. parce que gisuñu Sidi. ba booy nar a taal dëkk bi. bii tamit gisuñu Sidi. Walf jooy na ko mais Sénégal jooy na ko. dëgg la parce que tey bu nëgë ni su doon nëgë ni fekk na ko fi sama mbaxana bii. mbaxana bu ko gën a kii lay sol. nekk suñu kanam. problème mu Palestine. problème mu pas-pas la. ñun bi ñuy tuut tànk dañ daan dégg ci rajo Dakar parce que passé wul woon bari ñuy wax naan guerre arabe ak banu Israël ndekk dañ ñu doon nax bin jàngee mbir mi problème mu pas-pas la demal ci suratul Isra suratu banu Israël fa ngay comprendre mbir mi ni problème mu pas-pas dëgg la alquran dafaa waxoon ni yahudi depuis Baqara mu ne yatihuna fil ardi amuñu fuñ dëkk dañuy yombi léegi nag mu ne dana ñëw Palestine al aqsa alquran mooy wax de yàq fa ñaari yoon la tufsiduna fil ardi marratayni wala taaluna uluwan kabira su boobaa nag yéen jullit yi su ngeen àndee nekk benn yéenay ma ne combat bi tey biti wax nga ko léegi déggoo nit ñi wax ana réew jullit yu mag yi ana Arabie Saoudite ñu ngi nuyu Erdogan xalifatul muslimin amirul muminin njiitu Turquie mooy njiitu jullit yi tey laagaroo parce que Turc Atragi ñoo régularisé woon Palestine al Aqsa ca guerre bu njëkk ba tey Sénégal kenn waru ko ci woon a jiitu ndax aussi ñun ñoo ko jiite aussi mais tey mais alhamdulilah am na ay mouvement macha allah lim naa ci lu mat fukk ak benn yu daje ni tey nañu fexe ajjuma ji di ñëw ku julli jumaa nañu daje place Obélix am na solo pour mitit lu li nga xam ne mooy problème Palestine te danoo war a weesu foofu man dama jàpp ni ambassade Palestine ambassade bu Israël wërta fanaan Dakar ayca ñu tëjee foofu dafay wër imam maanaam tey war nañu wax ak sunu état ni ko na jël ay dàllam dem ndànk balay muy daw di fi fàtte ay dàllam waaw ñu bàyyi la wolof yi leer nañ laa leen wax tàggatoo kon ñaari mbir yu mag la yu am solo muy problème mu yambar yooyu léegi toog moom la ñuy wax toog ak bi nga xam ne nag ci la ñuy xamee góor yàlla pire waaw te moo di problème mu Quds waaw lee xew Gaza tey ak bande de Gaza waaw ñoo ngi ci teg suñu bët macha allah ñoo ngi yëg waa Égypte la ñu def tey waruñu koo gën a mën déedéet kon macha allah ñoo ngi woo population bi Sénégal ñu delluwaat nekk ay vrai musulman bàyyi ak yambare te moo di ak góor jigéen waaw ñëw ci ak njàmbaar te moo di taxaw li nga xam ni mooy deuxième mosquée ci l'islam waaw bu njëkk a taxawal ci kaw suuf fa nga xam ni fa la yenente rañaane suñu premier qibla moo di al aqsa fa nga xam ne alquran moo ko tudd maa ngi ñaanal suma mbokk Pape Ndiaye waaw macha allah di ànd ak moom di ko wax ni yonent amoon na ay nattu yonent yàlla Yuusuf wallaay ak ay nit yu baax yu bari bari góor nag bërëb yooyu dama ne dañ ko tabax pour góor yi jombuma jombul kenn ci yéen dëgg la waaye yàlla na ko ci yàlla génnee mu dellu siwaat ñëw fii ànd ak ay xaritam ñun ñi ay mbokkam yi mu nekkaloon fii yomb na suñ borom jërëjëf Serigne Mansour ak yéen waaw ba beneen yoon jërëjëf di leen woo ci combat bi ñoo ko Inch'Allah Omar sa turandoo combatteur la woon ci leen incha allah ak yéen ñoo fa imam Mansour Samb ànd Samb jikko ya ñu koy jaajëfal bu baax yal na yàlla defar jikko yëpp yàlla na yàlla sàmm allahumma amin merci beaucoup Omar Bun Khatab Gueye ni ki noonu ñuy jaajëfal Serigne Mansour Samb bokk ci commission religieuse bu ànd